mbokki Tivaouane mbokki département de Tivaouane tey nag ñoo ngi fii ci kër góor gi Massamba Boye di responsable politique ci Pastef fii ci Tivaouane tey nag ñu am point de presse bu ñu doon def moo am ay kaddu yu mu war a dëgtal ñi nga xamante ni ñooy militants yi nga xamante ni ak waa Tivaouane ak waa département bi góor gi Massamba ñu ngi lay ziar bu baax. asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki Tivaouane maa ngi leen di nuyu ci nekk ci sa tur ak sa sant di nuyu Tivaouane di jël kàddu nuyoo bi di ko teg ci loxol suñu kilifa le xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla may ko wér mu yàgg fi lool di nuyu en tout cas militant ak sympathisant wu Pastef bu Tivaouane yëpp ak képp nga xam ni yaa ngi yeewoo ci dëkk bi dañoo nekk nag ci maanaam période gàmm ñu jëm ci bis boo xam ni dafa nekk bis bu màgg ci la umma islamique rawatina ñun ñi nga xam ne ay doomu Tivaouane lañ yàlla dogal ren gàmmu amul ni ko suñu kilifa diglee ku ci nekk ci ñun ak sa njaboot danañ fas yéene màggal bis boobu ci suñu biir kër ci nu ñu gën a mën a dajaloo ci maanaam ci suñu biir famille comme sëñ bi nee na nañu may tëndiku mbooloo mi donc mais du tere bis boobu incha allah dinañ ko màggal di ci ñaanal en tout cas képp ku nga xamante ni nii yaa ngi Tivaouane wala ngay jullit lépp loo ci jaamu wala nga ñaan ko ci yàlla na la ko yàlla defal donc kàddu yi nga xam ni tey dañ ko sàkku ngir yëkkati ko jëmale ko ci askanu Sénégal jëmale ko ci askanu Tivaouane ay kàddu jàmm la ay kàddu dëggu la ay kàddu yi yu fas yéene gën ñoo saxal ci lii nga xam ni ci la ñu nekk ay kàddu la également yoo xam ni dina indi ay leeral ci ñun taxawaay bi nga xam ni am nañ ko ci kujjeelu politique bi lu dul dëgg nag amuñu ci soxla moo waral tey ñu ne nañu woo presse bi ñu waxtaan ak ñoom ci li nga xam ni Tivaouane yëpp xam nañ mooy li nga xam ni Tivaouane ñi ngi koy waxtaanee ci grand place yi Tivaouane ñi ngi koy waxtaanee ci biir kër yi Tivaouane ñi ngi koy waxtaanee même ci kër yi nga xam ni Pastef Tivaouane yàlla def ma jiite ko depuis 2017 dafa nekk ci ay moment yoo xam ni ñun daf ñoo war en tant que kilifa bu lu mel ni amee wala muy ay jafe-jafe yu kuréel bi di dund wala muy loo xam ni Tivaouane soxla nañ ñu gindi leen ci ñun en tant que responsable yàlla def ñu nekkal fi parti bi ñu yëkkati ay kaddu ngir indi ay leeral yëkkati kaddu ci li nga xam ni fas yéene na fee xew muy élection locale yi nga xam ni danañ ci jëm ñu fas yéene également am ci taxawaay bu am solo boo xam ni dañ ko war a am ci coalition bi nga xam ni moom mooy Yewwi Askan Wi journaliste yi bu ma ci waxul dinañ ma ko laaj lan moo yëngal seen parti lu fi xew dégg nañ coow dégg nañ daa mel ni ñaari parti moo fi xew dégg nañ sax El Hadj Meng bu yàggul tuuti muy interroger ay nit yoo xam bokkuñu ci ñun ñoo xam ni Tivaouane na leen ñor mu jaral ko sax mu tiimala leen micro di leen laaj noo gisee situation bi xew Tivaouane donc buñ koy laaj ñeneen ñu di ci addu kaddu ñun ñi nga xam ni ñun ñooy nday mbili gi dafay laaj ñu yëkkati ay kaddu dëgg lu dul dëgg soxal Pastef les patriotes bi nga xam ni tey ñun ñoo ko fi teewal dañuy jëm ci échéance électorale yoo xam ni dafa nekk suñu première expérience ñu nekk ay gan ci langue politique
ñu nekk ay ndaw yu dëkk ci dëkk bi ñu nekk également ñoo xam ne ay responsable politique yi ñu am conviction am yéene bu ñu am ci dëkk bi tey amaana mën naa ni sax bu ñu neexoon ñu dem ànd ak ñi nga xam ni ñoom la fi yàlla teg ñu jiite réew te kon bu boobaa xam nañ li ñu ci mën a fekk en terme d'opportunité mais ñun ñoo def choix ñu ne dañuy bokk ci parti boo xam ne li muy woote mooy changement ñu ne dañuy bokk ci parti boo xam ne li muy woote mooy fexe Sénégal dellu ci loxoy Sénégalais yi mu doon parti boo xam ni moom moo woote don de soi mu ne ñun ñi dëkk ci réew mi te bokk ci balaa kenn di ñëw di ñu ko defaral ñun ñoo ci war a jiitu mu doon parti boo xam ne li ñuy bàkkoo mooy le don de soi ba tax na tey Pastef lépp loo leen ci gis ñi ci parti bi ñoo yëkkati seen alal wala seen doole wala seen matériel yëkkati ko def ko ci donc bu tollee fii mënuñu yëkkati ay kàddu lu dul kàddu dëgg Pastef les patriotes jamono yi dafay nekk di dund ay jafe-jafe nekkul nag suñu sat mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ni di nga ko gis ci kër di nga ko gis ci organisation parce que ay nit bu ñuy ànd du ñàkk lañu boole la leen boole am lu ko yëngal dañu amoon ay jamono ñu taxawaloon li ñuy wax un comité ad hoc boobu ñu santoon leen ñoom ñu saytu tànn ki nga xam ni moom la ñu jàpp ni moom moo mën a jiite parti bi ci élection locale yi ñu jëm comité boobu biñ ko dénkee liggéey boobu ñu ne comme ñun ñëpp ñoo bokk yam ci parti bi amaana góor gi ma Samba ma Demba ñun ñëpp ñoo bokk yam ci parti bi nañu laaj ñëpp képp ku bëgg a bokk képp ku bëgg a nekk candidat ci biir parti Pastef les patriotes naam laaj leen ko ba xam moom bëgg naa bokk loolu lañ tuddee ci biir comité boobu consultation bi ñu laajee ñëpp ñi nga xam ne ay responsable lañ ci biir parti bi benn nit moom moo sàkk woon pour nekk candidat yamuñu ci loolu ñu laajaat nit ñi est-ce que kii ne moom bëgg naa nekk candidat est-ce que ànd ngeen ci mu nekk candidat presque 90% daan ne ànd nañ ci diw mu ne bëgg na ñu jiital ko mu nekk suñu candidat mu am lu fi xew parti bi xaatim benn charte boo xam ne daf ko waxtaan ak ay mouvement ak ay parti politique yoo xam ne dañu fas yéenee lëkkaloog ñoom ñu tuddee ko fusion ci wolof mooy seey mooy ñu fas yéenee bàyyi la ñu nekkoon ñëw ànd ak yéen dooleel leen ci li ngeen nekk jàpp ni da ngeen a bokk gis-gis maanaam ñu woy liggéey bi nga xamante ni nii kuréel boobu leen dalal tàmbali woon nañ bi ñu yëgale ne ni fusion dafa fas yéenee am ñu ne nañu xaar ba fusion bi am comme dañoo am ay gan te bu ñu ñëwee ñun ak ñoo ngay yem est-ce que ci ñoom amul ñu bëgg a nekk candidat ñu jël la ñu tàmbali woon yëpp teg ko nële xaar ba fusion am ñu daal di tàmbaliwaat liggéey bi daal di sasaat comité bi ni ko defaat leen ay consultation laaj leen képp koo xam ni donte ñëw na ci fusion ba xam am na yéene pour nekk candidat bi loolu amee ñu defaat consultation yi ci la ñu am ci suñu gan yi ku ci yëkkati loxoom ni dafa bëgg a nekk candidat ñu nangul ko mu doon koo xam ni jàmbaar la yaakaar naa biñ koy dalal bis boobu képp koo xam ni jël nga kàddu yëkkati ko jëmale ko ci moom lu rafet nga wax ci moom et que sant yàlla lañ wax ba ñu amee ndaw boo xam ni am na engagement ci réew mi ñu xam pas-pasam ci réew mi et que kooku buñ ko amee dañuy jël ñu ñëpp ñu jug tàccu di ko dalal ak jàmm léegi li xew mooy ñaari candidat am Pastef muy Gorgui Massamba Boye ak Alioune Badara Mboup lu ñëpp bokk
ku ne mën na koo bëgg dañ leen koy nangu te démocratie la ñu nekk ku ci nekk bu la neexee nga yëkkati sa loxo bi ñu jéemee waxtaan amul déggoo amul ci la section communale bi organiser ay élection bi mu organiser élection gannaaw bi mu sukkandikoo ci rapport bi nga xam ni moom la ko comité ad hoc bi jox mu organiser ay élection yoo xam ni benn ci candidat yi ñëwul parce que bis boobu moom dafa choisir ne du ñëw parce que dafa amoon cellule yu ñu waroon a dem installer ko HLM candidat ba fa nekkoon ñu plébiscité ko muy le frère Gorgui Massamba comme yoon dafa am lu mu maye le frère Alioune Badara mu def recours ci commission nationale des investitures bi mu defee recours bi commission nationale des investitures nangul ko ni ko am na droit def recours parce que candidat la mën na bañ a d'accord ci li nga xam ni noonu la ñu tànnee candidat bi recours boobu tax ñu woo candidat bi nga xam ni mooy Alioune Badara Mboup daal di woo Gorgui Massamba Boye laaj leen ñoom nan la ñu jàppe ni noonu la élection yi demee c'est-à-dire que audition la ñu def bu ñu yemale ci ñaari candidats yi commission nationale sukkandiku ci loolu daan ne élection yi baaxul maanaam dañu casser décision élection bon comme ñun dëgg rek moo ñu ñor et que moo ñu dugal ci parti bi nekkuñu ci parti bi di tappale c'est-à-dire que nit taxul ñu engagé wu autour du projet de Pastef dëgg rek moo ñu ci dugal li nga xam ne nanguluñu ko le président Macky Sall ci li ñu bokk ak moom ci réew mi du ñu ko nangul ku ñu bokkal ndey ak baay du ñu ko nangul un frère de parti dañu engagé wu pour la cause du Sénégal et que lu dul dëgg amuñu ci sox bi nga xamee ni commission nationale des investitures dañu génne décision bu ne élection boobu ñu tànne Gorgui Massamba Boye baaxul ci la ñu ne ah loolu nan la mën a nekk parce que ñun ñi deful droit sax xam nañ ni li gën a élémentaire ci juridiction mooy booy àtte ñaari nit nga def examen de fond maanaam comité ad hoc bi doon liggéey ci le processus du choix du candidat ñu ne jaadu na commission nationale d'investiture maanaam pôle contentieux ñu defal leen audition laaj leen yéen nan ngeen liggéeyee ban processus ak ban critère d'éligibilité ngeen tegoon ba fas yéene woon a tànn seen candidat est-ce que jaaduwul section communale bi ne diw mooy sama candidat ñu laaj ko yow ci yan anam nga defee sa choix wu candidat est-ce que jaaduwul ci juridiction bi gën a élémentaire ñu disposer des PV maanaam PV yi ñu tànnee ki nga xam ne mooy le candidat Gorgui Massamba Boye PV yi yow balaa ngay àtte yow juge nga amee PV nga laaj ñi ci bokk nga laaj le comité ad hoc nga laaj la section communale nga bañ a laaj Gorgui bañ a laaj Alioune Badara bëgg caa yam daan ne lii ñu def jaaduwul dañu koy defar ñu ne loolu ànduñu ci tey ànduñu ci suba ñu sàkku ñu ne commission nationale d'investiture dañoo bëgg mu def examen de fond maanaam laaj ñi mu war a laaj balaa muy àtte mu teg ko ci dëgg bu loolu amee bu ñu nee élection yi baaxul bu boobaa ñun ñu demaat ci organisation yeneen élection bu fekkee dañ ne élection yi baax na sur la base des preuves sur la base de audition yi nga xam ni def nañ ko ci ñi nga xam ni ñëpp ay parties prenantes la te ñu bokkoon ci liggéey boobu bu ñu ko valider ñu wéyal liggéey bi lu dul dëgg amuñu ci soxla ànduñu ak le président Ousmane Sonko parce que dafa ñoo neex dafa porter projet boo xam ni ñun ñëpp dañ cee bokk yem muy projet de refondation et de reconstitution du Sénégal parce que réew mi fi mu toll tey ñëpp xam nañ ni soxla na changement
bu ñu gisee un leader boo xam ne te amul dara luñ ko mën a reprocher mu bàyyi léppam sacrifier njabootam pour le Sénégal kooku war ñoo gën a gore ci réew mi. sama soxna laa bàyyi mu feebar sama doom laa bàyyi mu feebar ñu jël oto pour ñëw parce que coalition bi war nañ ko taxawal parce que li xew Tivaouane waratu fee am nit ñaa ngi ci ay combinaison ci ay schéma pour bëgg a toogaat fii ci dëkk bi te loolu dootu fi am. gis nañ fi ñuy jël alal di ko dem di ko jox askan bi loolu baax mais na fekk alal jooju na leen dimbali ba yow dootoo fi mën a ñëwaat di leen jox alal maanaam dañu bëgg tey enjeu bi nga xam ni moom la askanu Tivaouane toll nit ci xam ne daf ñoo jaral lu nekk maanaam dañu pare pour sacrifier wu donte askan bi mooy tànn mais li nga xam ne moom mooy suñu wareef danañ ci waslu ak danañ dem ci askan bi waxtaan ak ñoom ñu xam ne réew mi kenn ëppale wu fi kenn ñun ñëpp ñoo ci bokk yam élage damay joxe exemple rek tey boo demee hôpital boo demee Ndakaaru hôpital amoo lal boo tëdd boo yoree cas d'urgence boo deful ndànk da nga koy utal foo ko lalal baa nga yóbbuwaat ko sa kër ci réew moo xam ne ne ñàkkul dara fii ci Diogo ñu ngi waaj a exploité waat lu toll ci 150 mètres carrés ci zircon loo xam ne Sénégal 10% la ci ana suñu ay autorité ci réew moo xam ni daanaka ndaw ñi pare nañ ni bëgg nañoo liggéeyal seen réew parce que boo xoolee c'est-à-dire envergure bii di am sax ci échiquier politique Sénégal mosu fee am ça veut dire que engagement bi nga xam ne tey ndaw ñi am nañ ko pour la reconstruction du Sénégal lii mosu fee am loolu waroon na tax autorité yi fi nekk toog ñu jox leen lépp seen yaram waroon na daw ci loolu. El Hadj tey li waral kàddu yi c'est pour gën a firndeel engagement wu Pastef Tivaouane autour des enjeux de développement local ak ci li nga xamante ni moo yor askan bi ak suñu fidélité auprès du président Ousmane Sonko ak Pastef les patriotes yi nga xam ne dañu engagé woon pour taxawul ko fii depuis 2017 lu nekk ñu daj ko pour le parti bi ñu koy def dañ ko def pour le parti dañ ko def pour le Sénégal dañ ko def pour Sénégal espoir bi nga xam ne am nañ ko ci parti bi mu bañ a tas moo tax bu ñu déggee tey ay doomu Tivaouane ne am nañ lu ñu naqari ci Pastef mënuñu bañ a am lu ñu metti bu ñu déggee ay doomu Tivaouane ni bu leen tas yaakaar bi ñu am ci Pastef loolu mënul gën a nekk sas ci ñun loolu moo waral tey ñu ne dinañ dalal xelu ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy les militants et sympathisants pour wax leen ne Pastef les patriotes tey dafa nekk di traverser trouble boo xam ne gëm nañ ci dinañ ci am issue heureuse parce que ci réseaux sociaux yi di ngeen gis am ñu xëy di dem di installer ay cellules am ñoo xamante ni nii dañuy génn ne nañuy installer cellules yi ñii d'accord nañ ci ak ñii d'accordul ci c'est très important pour que ñu xamal leen ni nous sommes dans un parti boo xam ni dafa structuré wu et dafa am système organisé tey am na ci ñoo xam ni ci ay parti politique bu la neexee ñu xëy rek daal ne diw moom mooy dem nekk sama conseiller wala ñu jël ay décisions yoo xam ni duñu ci diisoo duñu ci déggoo donc Pastef les patriotes nekkul parti buy doxee noonu ba tax na dañuy tàllal loxo suñu frères yi nga xam ni tey dañu gane si ci parti bi dans le cadre de la fusion parce que jàpp nañ ni amal nañ njëriñ parti parce que politique addition la képp koo xam ni ñëw nga gane si la dynamique du parti du ñu mën lu dul tàllal la loxo di am yaakaar ne li nga xam ni ñun ñoo ko bokk ku ci nekk mën nga ci amal njëriñ parti donc dañuy def un appel solennel képp koo xam ni militant nga ngay nekk Pastef ñu gën a am yaakaar autour du projet
képp ku nga xamante ni sympathisant nga nekk ci parti bi wala nga ciy def bëggoo sax nit ci xam la ñu gën la wax ne bon en fait espoir tey moo ñu bàyyi autour du projet donc di tàllal loxo Tivaouane di leen wax ne ñi ngi liggéey ci coalition bu ñuy wax Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi mooy yow maanaam yow muy projet boo xam ne tey dañuy jël citoyen bi ñu placer ko autour de l'action c'est-à-dire que moom mooy ki nga xam ne moom mooy jouer les premiers rôles am na ñu wax ay coow lu ñu dégg autour de la coalition Yewwi Askan mais Yewwi Askan bi du ay nit Yewwi Askan bi gis-gis la Yewwi Askan bi projet la Yewwi Askan bi liñ ci jublu mooy libérer le peuple sénégalais Yewwi Askan bi liñ ci jublu mooy tey fexe ba Tivaouane dellu ci loxoy ci doomu Tivaouane fexe ba Sénégal dellu ci loxoy Sénégal fexe ba tey El Hadji Mbengue ñu mën a fii ci Tivaouane di am ay institutions yoo xam ne ndaw ñi dañ fa mën a dem jàngi am ay compétences mën a ñëw dellu ci réew dëkk bi nga xamante ni am na ay ressources yoo xam ne tey lu ñu fi def mën na meññ et que Tivaouane ku fi génn boo nee Tivaouane nga jugee wala Tivaouane laa juddoo nit ci xoolaat la tàllal la loxo donc suñu maam bi am na lu ñu fi liggéey li ci des mooy ñun ñu fi nekk ay ndaw ñu fexe góorgóorlu ba fexe ba développement mën a am fii ci dëkk donc ñi ngi liggéey autour d'une coalition ak suñu ay naataango mouvement ak parti politique dinañ waat presse bi ñu jàkkaarloo ak ñoom ñu décliner leen li nga xamante ni mooy suñu programme mais Pastef Tivaouane day gën a feddali kóllëreem ci kilifa yi nga xamante ni nii ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di ñaan yàlla suñu borom ñu gën ñi saxal ci seen ay ndigal di ñaan yàlla gàmmu gi nga xamante ni nii ci la ñu jëm en tout cas mu doon loo xam ni luñ ci ñaanit wala luñ ci def ci lu baax mu doon gëneel ci askan bi di woo militants yi ak sympathisants yi ku ci mën a jënd ndox doxantu ci dëkk bi wala ku ci mën a togg dem jox say dëkkandoo nga def ko parce que bis boobu lu ci waay def rek ngëneel la et askan bi yëpp mën nañ cee jariñ El Hadj tey dañu oowoon presse bi pour xamal leen ni Pastef les Patriotes dafa choisir candidat ba pare autour de la personne de Gorgui Massamba Boye et que tant que commission nationale d'investiture boobu deful liggéey bi ci war te mu teg ko ci dëgg te mu jaar ci processus de résolution de conflit ñu mënuñoo ànd ci lu dul dëgg parce que dëgg moo ñu dugal ci Pastef les Patriotes donc ñi ngi liggéey ci coalition bi te yabal nañ suñu ay ndaw yoo xam ne ñoo ñu fa représenté kàddu yi nag yamalewuñ ko rek ci Tivaouane dañu bëgg opinion bi yëpp dégg ko ñu xam ne li ñu dugal ci Pastef les Patriotes mooy dëgg et que loolu noonu ci lañ fas yéene sax ci lañ fas yéene liggéey di tàllal loxo képp ku nga xamante ni tey liggéey rek moo la tax a et que dëgg rek moo la indi autour du projet ñu fexe ni ñu fédérer seen énergie suñu ay énergie parce que dans la division mënuñu am ndam Tivaouane donc Pastef li ñu ko xamee mooy unité Pastef li ñu ko xamee mooy mobilisation des énergies Pastef li ñu ko xamee mooy jëf et que bu ñuy jëfit lépp dañ koy teg ci luy defar ak luy remobiliser en tout cas askan bi autour des enjeux de développement mais warul nekk ci ay parparloo warul nekk ci leneen te Tivaouane na war a jël seen ay responsabilités parce que léegi ki nga xamante ni nii mooy citoyen bi moom mooy fal moom mooy dem ca mbañ gàcce ga tànn ki nga xam ne moom la yaakaar ni moom mooy njariñu Tivaouane mu ko teew donc ñi ngi dem ci ay enjeux ñi ngi dem ci ay coalition lu ne dina fi xew parce que am na ñoo xam ni pare nañ pour tout pour toogaat fii ci alal la ñu yaakaar ak nax askan bi mais ñun dinañ taxaw pour jàmbaarloog ñoom ci dëgg ci fas yéene yee askan bi pour fas yéene leen a sensibiliser pour ñu dem ca mbañ gàcce ga tànn ki nga xam ne jàpp nañ ni moom mooy nekk jariñu ci am donc kàddu yi la ñu bëggoon a yëkkati jëmale ko ci askan bi dégg ko presse bi ñu fexe askan bi jot ci ñu am yaakaar ni lépp loo xamante ni nii yéene la te ñu jëmale ko ci Tivaouane bu soobee yàlla naxante bi ci am donc loolu mooy kàddu yi nga xam ni fas yéene woon nañ ko yëkkati di dalal xelu kilifa yi ne ñun njabootu kër gi incha allah du ñu dox ci lu dul li nga xam ne day boole njaboot gi du ñu dox mukk ci loo xam ne day féewale du ñu dox mukk ci loo xamante ni nekkul ci njariñu Tivaouane donc di leen jaajëfal bu baax a baax di am yaakaar incha allah dinañ leen jox di daje dans le cadre de la coalition fekk ne lii nga xamante ni mooy programme Yewwi Askan Wi muy yow muy man muy ñun ñi nga xam ne Tivaouane mooy yor incha allah ndam rek mooy am ci élection locale yi di jël. incha allah mbokk yi dégg ngeen ko mu ngi noonu Alxaaji Samba ñoom jaa ngeen ñëw mbokk yi mi ngi noonu loolu Gorgui Massamba Boye